Merci Didier. Asalaamaaleykum waa campement ñu ngi leen di nuyu ku ne ci turam ak santam ñu déglu tuuti nag parce que xaar bi yàgg na ñu ngi ciy jéggalu parce que 5 heures la ñu waxoon donc ñu déglu ñu def li nga xam ne mooy farata bi ndaxte ñi ñuy xaar jàmm gën ak ñi ñuy xaar Bamba Modou Coura tey nag le responsable politique Alioune Badara Ly di l'espoir du département de Koungheul di le messie de la ville de Koungheul moom ci baaxam nga xam ne lii mu def fii tey campement def na ko ci quartier yu bari moo tax mu ne sama teraanga fu jigéen nekk danaa fa ko fekk am nu ma def ak moom te ñépp xam nañ ne Badou Alioune Badara Ly le responsable le directeur des paysages urbains moom moo tax tey jigéen ñi génn ci xool yi delloo moom moo tax tey jigéen ñi bu ne waa xuree ngi ñëw ñuy daw di nëbbatu moom moo tax tey banque yi yóbbuwul gendarmerie benn jigéen ndaxte wan na leen ñu ngeen di liggéeyee moo tax tey jii mu boole fi ñetti quartier parce que yemut campement rek dafa am ay quartiers yoo xam ne nii dafa mottali parce que dafa duggoon am lu des mu woo leen fii tey àggale ko soog see boole li nekk campement moo tax tey Alpha da nga am tey lu jafe nag ndaxte sa doole Thierno Diallo dafa ñëw yokkal la waa Koungheul ville aussi dana ñëw yokkal la loolu mooy wane ne nitu Alioune Badara Ly ñëpp benn la loolu ànd bu rafet la. nit dama bëgg ngay gore bul jiital xaalis jiitalal doomi aadama mooy lépp chaque weekend Badou nga fiy gis wax la moo kan nga fiy gis kuréel Badou bannee bu amee moom ngay gis bu naqar amee moom ngay gis waaye bu sabar amee wala fenn wala naxaate ñoom ngay gis dañu waxtaan dëgg diggaate rek la ñu nekkee nag man damay wax luy dëgg te du luy kese moo tax may wax man Alpha de képp ku dëkk campement bi xam na ne mosuma dem kër Badou ma ne ko Badou may ma mais Badou campement moo ma ñor jàppaleel campement tey duñ bàyyi ma fenn bëri na ñoo xamante dañuy feebar ñëw suma kër wax benn laa koy wax Badou no maa lay dugal Orange Money essayé ngeen xool keneen ku dëkk fii si Koungheul bu xasee génn Koungheul dem Dakar boo koy doo ko jot liste noire lay dugal bu ñëwee fii doo ko fenn kon nañ delloo suñu xel ñu xam ne ñun waa campement de ñun mënuñ fay Badou ñun de amul leen loo xamante ne mënuñ ko koo wax man de li may njëkk a gërëm Badou mooy fekk nañu phase nationale keroog ba ñuy fekk du ma ko fàtte njëgu reer amuñ ko keroog moo yëkkati 150 000 jox ñu dama lii ma leen teel tool teey mais du jeex muy Koungheul muy si àll bi lépp moom la xale yi bañ ne ko dañ ko tuddee Badou loxo si poos
kooku moom loolu boole ko ak doomi aadama. lan Koungheul ji nii dina fi defal bu baax a baax kon wax dëgg la du waxtaan sax moo fi indi woon kon lu ñaan la dama leen di bëgg du leen di soññ rek ngeen góorgóorlu bu baax a baax du jàppale daanaka mooy suñu bat li ak kilifa yi fi nekk ci gannaaw. digal ne kontaan naa lool kontaan naa ndax ni ma kontaanee sax mënu ma koy wax waaye nag an fa rek danaa xam lu ma ci laal Badou ñu ngi laay gërëm di la sant ndax Badou Koungheul tout koo wax tey ñu ne Badou ndax man mii taxaw tey sama groupement demoon na ci juróom fukki nit tey yokk na am naa juróom benn fukki nit ak ñaar. waaw loolu lu wér la ñoo ngi nii toog. yokk na am naa juróom benn fukki nit ak ñaar te jàkkaar la yow rek moo tax Badou ndax foog ma ñor li ngay def ñor ma fi ngay teg sa tànk nga xam ko ndax boo xam ne sa président moo xam fi may teg tànkam xam li may liggéey xam ni mu koy doxalee ay waay ko moo jar a àndat. jigéeni campement tey Aline Badara Ly kontaan na jotaay bi yàgg na waaye jar na ko ndax koo xamul na nga koy def na mu la defa tax Aline Badara Ly ñun xamul nan lañ lay def ndax nit ñu defa tax ba du ñun topp la par force la li suñ mbokk ñeeñee di wax par force jigéeni Koungheul topp la par force la ndax yaa ñu ko woon danga noo fekk ñu toog di nelaw ku ci nekk nga fëgg ko yee ko ak njariñ du weesu récépissé njariñ du weesu financement njariñ du weesu matériel yi toog taxaw nii tey ñu war koo séddale ay jigéen ci biir Koungheul. xam nga ci campagne présidentielle bi passé Macky Sall li ko faloon taar bi bokk na ci taar ci wërsëg la yàlla na ñu yàlla musal ci ku ñaaw wala nga ñuul kuk yàlla na ci yàlla musal li ma war a wax yëpp bëri na am na ci nag koo xam ne dafa war a boole nekk rassembleur mais du rassembler day diviser te nopp yi neexatul bët yi leeratul mënatul a dox 100 mètres. sànq dama ne ginaar du topp kuy taxal bàyyi kuy bojj campement dafa nekk deuxième quartier bu cosaanoo ci Koungheul à part Kanantung campement moo ci topp li tax ñu tuddee ko campement ñi doon samp raay bi ñoo fi dëkkoon tubaab yi dëkkoon fi bu ngeen seetee am na ay briques yu xonq yu nekk ci côté yi xaw ma ndax raaf na wala déet briques yu xonq yooyu ñoo fi defoon lañ defoon camp moo tax ñu tuddee ko campement kon xam ngeen ne quartier bu yàgg la waaye xool leen ni mu lëndëmee man ku bàyyi Koungheul yëpp defar campement dama lay gërëm waaye ku bàyyi campement defar Koungheul yëpp te defaroo campement pare naa ci yow. muy koñ boo xam ne maman Aïcha wax na ko c'est un quartier historique koñ la boo xam ne mooy ñaareelu koñ fii ci Koungheul donc mu nekk koñ boo xam ne tey buñ fi ñëwoon waroon nañ fi fekk un tant soit peu d'urbanisation mais malheureusement boo amee njiit bu tële wala boobu njiit bu talul dëkk bi résultat bi nii rek la mun a mel. En 2004, si ma mémoire est bonne, la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture dañu defoon un plan de restructuration foncière et de régularisation foncière fii ci campement loolu boo ko déggee mooy defal benn étude boo xam ne dañuy ñëw fii ci campement xoolaat naka leen koy defaraatee rëddaat ko génnee ay mbodd yu normal pour que yoon yi mun a jàll ñu mun ko assainir indi courant indi ndox defe naa ne études yooyu rek xaalis bi ci état def pour ñu def ko mairie bi su tëlewul woon da ko doon appliquer fii ci campement ñëpp am ci jàmm campement nekk koñ boo xam ne royuwaay lay doon mais malheureusement ici au Sénégal on planifie pour ranger les documents dans les tiroirs mairie bi urbanisme compétence transféré la donc su mairie bi defee su état defee lu mel noonu transféré ko mairie woo war a définir des formules aptes pour mun a si vous voulez exécuter ce plan de restructuration foncière mais malheureusement ce plan a été rangé dans les oubliettes kon
ñu ne fii ci campement tey la première des choses à faire mooy ñu restructurer ko mooy ñëw waxtaan ak waa campement xool fépp foo xam ne mbedd war na fa jaar ñu d'accord ci ñu xool bu amee kër bu ñuy wàññi ñu wàññi bu dee dafa am keneen ku ñuy déplacer feneen ñu déplacer ko pour que dëkkuwaay bi nekk dëkkuwaay bu mucc ayib loolu defe naa ne tey c'est la première des choses bi nga xam ne campement war nañ ko fi mun a def Madiaw wax na ko sànq indi courant ci koñ defe naa lu yomb la surtout période bi nga xamante ne tey ñu ngi à l'ère du solaire électricité kenn amatul jafe-jafe ci wàllu électricité tey foo dugg ci réew mi lampadaire solaire yaa ngi taxaw dañ leen di jox rek exemple bu ndaw tey benn lampadaire solaire boo ko xaymaa mu ngi jar 30 000 francs fourniture ak pose benn donc boo defoon 3 millions rek indi nga 100 lampadaires fii ci campement exemple bu ndaw la ñu ne kon Koungheul am nañ budget 250 millions par at nit lu mu tële xanaa war a mun a wax sax ne chaque année ci 250 millions yi may nattal dinaa ci jël 10 millions ma dugal ko ci wàllu électrification publique éclairage public mais ñu nattal la 250 millions defal la ay rubrique te ce qui est sûr et certain boo demee ci rubrique yi am na éclairage public malheureusement xaalis boobu dañ koy orienter vers d'autres fins donc muy détournement d'objectif muy violation si tu veux du code de passation de marché public tey loolu taxoon na ñu épinglé woon mairie Koungheul à travers benn rapport boo xam ne ARMP defoon na ko coow li bëri woon fi lool ñu yooxu di wax donc loolu li muy wane rek mooy ñun Koungheul dafa jot ñu jóg jël suñuy destinée en main ñun suñu combat mooy fexe Koungheul soppeeku te pour Koungheul soppeeku nag il faut que yorin bi soppeeku parce que nit buñ la joxee fukki at ak ñaar defoo li nit ñi di xaar ci yow waroo am sax bu dee nitu kersa nga nit nga bu dee nit nga waroo sax am xelu ñëw taxaw naan da ngay laajaat da nga war a tout bonnement ne yenn waa Koungheul kaay leen maa ngi leen di jéggalu at ci fukki at ak ñaar yi nga xam ne yor naa te defuma li nga xam ne moom ngeen doon xaar ci man seen dëkk ngi nii wut leen ko mën a yore mu yor nit noonu lay réagir donc gis naa ne fii ci campement nit ñi jóg nen te xar nen seen tànk tubéy ci changement kon gëm naa ne fii changement dina fi am donc may saluer bu baax a baax seen engagement ci ginnaaw Alpha di leen ko gën a dénk di leen ne Alpha seen doom la Alpha doomu campement la Alpha yitteem yëpp mooy fexe ba campement jëm kanam Alpha mu ngi ci ASC bi xay gi di ci daj lu ne Alpha mu ngi ci jigéen ñi di ci daj lu ne Alpha mu ngi ci mag ñi kon Alpha dénk naa leen ko ngeen gën ko jàppale xam naa ne jàpp ngeen ko mais gën leen ko jàpp nekk dooleem nekk wéeruwaayam parce que nag Alpha njëriñ la fii ci campement beneen bi mooy tey ñu ñëw fii fas yéene financer jigéenu campement nuñ ko defee woon ci koñ yu bëri fii ci Koungheul ñu arrêté woon ko jamono parce que tout simplement jàngoro ji nga xam ne mooy Covid-19 nekkoon fii mu nekkoon un frein ñu arrêté lépp luy yëngu-yëngal ci dëkk bi ci réew mi loolu moo waraloon seen financement yi ngeen yéex ko jot mais su dul woon loolu tey mun nañ ne dañuy ñëw fii pour évaluer ñi ñu financé woon fan leen toll ci seen ay financement moo tax tey ñuy doog a tàmbali mais mieux vaut tard que jamais loolu tubaab wax tey nag ñëw nañ fii financé nañ jigéen ñi kon ñu ñaan yàlla rek buñ fi ñëwaatee jigéen ñi ñëw defal ñu évaluation nañu kat ñun li ngeen ñu jox liggéey nañ ci am nañ ci nàngam ñun loolu la ñuy xaar ci ñoom ak jigéen ñi ñu xam ne su mag yi jógee def lu mel noonu ñun ndaw ñi waruñ ci des ginnaaw ñu gën ci góorgóorlu gën a nekk benn gën a xeex pour Koungheul jëm ci kanam di sant aussi vraiment jigéen ñi nga xamante ni aussi fu ñu jógee ñu jóg je veux citer à travers ça
madame honorable Aïcha Mbaye haute conseillère des collectivités territoriales nga xam ne moom it vraiment jàmbaar fàqu tëdd la bi mu décidé ñëw ba léegi mu ngi bay waaram ci suñu wet te rëccu wuñ vraiment lu mu doon ñëwee ci ñun donc ñu ngi koy sant ci taxawaayam bu baax a baax di sant aussi la coordonnatrice Ndeye Binta Dramé de par sa présence mais aussi de par son efficacité parce que tey ku disponible la ku am patience la dina dem seeti jigéen ñi waxtaan ak ñoom ci ay jafe-jafe fexe xool naka la leen di jëmalee kanam donc ma leen koy gën a dénk yéen jigéen ñi ngeen gën ko jàppale ndax ngeen gën a mun a jëm ca kanam parce que combat am yéen la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag Alpha bu baax a baax a baax a baax di sant aussi ki nga xam ne tey liggéeyam moo tax xëy nañu excuser ko muy Thierno Sadou moom sama rakk la sama xarit la mun naa ne tey bëri na lu may jëf ci politique moom bokk nañu koy yombal donc mënuma ñëw ba fii campement santuma ko donc maa ngi koy sant bu baax a baax di ko remercier ci taxawaayam sama wet ak jàppale bi ñuy jàppale ci cadre liggéey bi di sant par ricochet aussi maire Diarra parce que amoon na yéene nekk fii mais dafa tukki moo tax nekkul fii tey ak ñun donc ñu ngi koy nuyu moom it di ko sant bu baax a baax ci taxawaayam di sant aussi maire Fatba vraiment moom it suñu tante la bërki Dembo Ndiaye la def déclaration fii décider ànd ak ñun soutenir ñu gunge ñu ci li nga xam ne moom la ñu nekk donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf